asalaamaaleykum Sénégal sénégalais Khadim Gueye dellu si na di leen ziar yéen ñëpp joxul kenn loxo comme ko waxe ndax coronavirus bi comprendre ngeen bii la rek ba tey ji moo fi nekk de moom laa leen di jox di leen xamal del si waat naa fii ci réew mi Italie gis ngeen postation bi fi laay toog ute na ak live bi ma defoon Sénégal def ko ci kër ga ndeysaan bala may départ nag di nuyu di sant sama yaay di ko gërëm yaay yow rek laa am ci àdduna yaak sama jabar jooju ak sama doom jooju ak sama rakk yu góor yaa yu jigéen ya di leen nuyu ñoom ñëpp Moustapha Gueye ak Serigne Gueye ak di nuyu Mara Gueye di nuyu Awa Gueye di nuyu Ndey Penda Gueye di nuyu Mame Diarra di nuyu Lota Fatoumata yéen ñëpp ak Modou Gueye xam nga di leen sant di leen gërëm parce que tamit vraiment weer ak genn wàll bi ma passé foofu gis ngeen bërki dem bi may ñëw démb ci heure bi jooy yi bari woon na bëgguma sax sori parce que bu ma ci soree rek rango yi day wàccaat te xam nga ci kanamu vidéo laa nekk donc comprendre maa ngi leen di sant leen gërëm yaay di leen ñaanal sa fan gudd nga yàgg ñoo jiite yàgg taxaw ci suñu kanam waaw yàlla na la ko sëñ Fallou defal waaw sa waaji suñu waaji bi ngi noonu kon nag rapidement jàll accident sama vacances dagg nañ ko ndax compagnie aérienne bi ma jëloon muy Blue Panorama ñoom moom du ma leen sant du ma leen gërëm retard de 6 heures de temps bi ñuy départ fii Bergamo jëm Jasbe waroon rentrer le 13 février ñu wooma bërki démb ne ma noo vol boobu effacé nañ ko jox ma le 29 convaincre ma nangu le 29 ñu ëlbatiku waat ba ne ma non 29 bi sax dindi nañ ko léegi le 26 moo fi des donc xam ngeen ne ak corona bi am avion yi di ndeeg di jàpp ak frontières yi tëjee kenn dul tëj doo xam nu mu demee j'ai dû accepter nangu ñibbisi avant war a toogaat fii 18 jours yoo xam ne waroon naa ko mën a toog Sénégal di jéggalu ñëpp ñi nga xam ne si vraiment waroon naa daje ak ñoom ñu ne ca Dakar te ci Touba yoo waroon dem yooyu yëpp faussel nañ ma sama programme mais xëy na loolu mooy li gën loolu la yàlla dogal nañ nangu dogal bi comme ni ma koy waxee man na nangu naa ko moo tax ma ñëw toogaat fii gannaaw ma leen sante gërëm leen di dellusiwaat ni ñu ko doon defee rek toujours voilà ñëwaat ci ki nga xam ne si c'est le roi du mbalax fan yëpp ci moom laa doon wax samay vidéo parce que vraiment buñ toogee du politique rek la ñu war a wax politique buñ ci waxee am na fu ñu ci war a yem mais am na yeneen yoo xam ne ñu ngi Sénégal ay icône yu mel ne ay Youssou Ndour ay Thione Seck ay Baba Maal ay Kumba Gawlo Seck ay Omar Pène ay Ouza xam nga ñooñu dañ war a wax ci ñoom aussi quoi voilà waruñu jël réseaux sociaux yi di ko utiliser comme di saagante ay ndey rek waaw nekk fii bu kii saaga ndey kii far fii kii ànd kële ci lële ñu nekk fii reyante ba waxatuñ ci problème bu Sénégal aussi ci icône yii la dañ war a wax ci ñoom aussi seen liñ jëf ci Sénégal ak lan la ñuy jëf buñ génnee Sénégal loolu tamit mérité nañ aussi ñoon koy wax démb nag lu tax ma génn tey dama gis acte bu rafet Wally Seck def ko voilà man waxoon naa leen Wally doom la waaw doom la ci man di doom ci Youssou Ndour di doom ci Thione Seck mu ko jur ak ñoom Baba Maal ak ñoom Kumba ak ñoom ñëpp doom lañ voilà moom ay Sidi Diop ay Pape Diouf Pape maa ngi lay demander di la ci kanamu àdduna yëpp di ma seetaan yow ak Ndella Madior Diouf maa ngi leen di jéggalu publiquement bu du woon lii ma Blue Panorama def ni ma leen ko waxee woon dinaa ñëw Dakar ñëw ba egg seen kër seet si leen ñëw naa Dakar am na ñu fa gis ñeenti fan laa fa def ok promettre leen dinaa fa ñëw gis ngeen li yàlla dogal ma delluwaat Ndar 3-4 jours ñu woo ma fa ne il faut ma dellusiwaat ndax effacé nañ sama vol yooyu te liggéeyu jaambur laa yor mënuma risquer toog Sénégal dem ba au dernier moment ñu tëj frontière bi wa ilaa avion ba ñu effacé ti ko man bloqué wu Sénégal di am ay problème donc Pape maa ngi lay jégglu Ndella Madior maa ngi lay jégglu publiquement ne waroon naa ñëw Pape yëkkati na téléphone am booba maa nga Dakaaru mu ne ma da ngay ñëw kër ga ma ne ko waaw Ndella wax ma la même chose ba jox leen rendez-vous te yàlla dogal lii mu dogal donc prochainement bu mu ñëwee moom
spécialement ci yéen laay jëkke donc Pape Diouf maa ngi lay jégglu Ndella Madior Diouf maa ngi lay jégglu ak ñeneen ñoom ñëpp Napstar maa ngi lay jégglu yow tamit waxoon naa la ñooy ànd kër Ndella voilà mais nag gis nga li yàlla dogal mi ngi ne donc ñu ñëwaat ci icône bi dama gis Wally def affaire bu rafet Sidi Diop def ko voilà te seen mag di Pape Diouf jiite woon loolu ndax Pape moo jëkk rendre hommage Youssou Ndour voilà way na ay woyam dégg ngeen yaru way na ko fii way na Mbargeej way na Njaajaan Njaay yooyu yëpp gisoon ngeen ko dem nag gis nga polémique yi fi doon am yëpp ay Wally ay naafeq yi nga xam ne si ñoom ñoo nekk Sénégal di ruube di yàq diggante yi di wax ci réseaux sociaux yi followers yi ñi nga xam ñooy seen ay fans di daje di reyante ci pour lan pour kii laa faral kii mooy sama musicien kii moo ma neex kee neexuma bëgg ko def ay guerre personnelle yooyu lan moo ko waral ñu mel ne ay Abdoulaye Guissé bi ngeen gis fan yépp mooy dóor ci kawam bi ko Thione invité ci Balago TV voilà man di wax ci Thione icône bu mel ne Thione di wax sax ba yëkkati sama baat réellement daf may metti parce que ay man fansam laa ay fansam dañ nekk sama ay followers lu may wax ñoo ngi koy déglu ok Idrissa Diop la même chose mais dëgg man daf may yàq ba bu jotee du ma ci xool réserve mais après nag bu ma réfléchir xool ñi nga xam dañoo bëgg Thione Seck dëggantaan ñi bëgg Idrissa moomu bëgg Wally Seck bëgg Pape Diouf bëgg qui que ce soit même benn vérité bi mu leen ko waree dóor aussi tàngaay bi may yàpp ba tegleet ko te du ay fen du ay sos mais dëgg ba la mais mën naa nangu ne dëgg bi léeg-léeg dama leen koy dóor yoo xam ne day metti donc moo ko maa ngi ciy jégglu seen ay followers di leen ci jégglu ñoom mais tamit nañ ngi bañ di may ay nit yoo xam ne tekkiwuñ dara ku mel ne Mamadou Abdoulaye Guissé boobu yor Omar Bé nga xam ne yor na ay problème am yu ko doy sëkk yoo xam ne Sénégal dañ ko war a auditer moom mais moom mooy ñëw lu mel ne Balago TV xëy na Thione xamu ci woon dara ñëw mu jox ko ubbil ko buntam ubbil ko këram mu ñëw di fay véhiculer ay message am yoo xam ne rancune personnelle am la bu mu am envers Youssou Ndour gis ngeen keroog ci vidéo boobu lu mu mujj def mooy bi Thione di tudd affaire Youssou Ndour rek dafa jóg ne day dem quoi ñoom ñaar ñëpp Idrissa aussi dem topp ko ci loolu baaxul parce que kii du artiste du woykat kii yorul ay fans yorul dara man bu ma xamee Mamadou Abdoulaye Guissé c'est grâce à Balago TV man xaw moon mooy kan waaw mais lu ma leer bi ma documenté ci moment lu mu war a jëkk a audité mooy 73 millions laa la wax yoo xam ne jox nañ ko Omar Tam boobu moom mooy président boo xam ne at yi yëpp moom moo ko yor xanaa tak boo jiitee sax benn kuréel am nañ boo amee ñaari at ñetti at ñeenti at daañ dem ñu voté waat ñu tegaat la mais moom kenn mus ko votel dara c'est le président 73 millions yooyu moom la war a ñëw mu leeral ko nit yi na leeral listam boobu mu yor liste Omar bi mu yor yóbbu ko ci ministère de la culture ñu jox ko xaalis boo xam ne les 120 000 francs ñu doon jox artistes yu bare mu présenter la liste boo xam ne nee naa woon sama vidéo 10 personnes yoo ci gis 8 ya sont pas des artistes ay tailleur lañ ay cordonnier ay chauffeur ak ay imam ak du n'importe quoi la jël buñ ko joxee xaalis bi mu dagg ko ci digg ba mosal leen ci leen mu def ko ci poche kooku bokkul ak 73 millions yi donc bu ñu war di auditer moom lañ war a jëkk a auditer waaw waaye da ngay gis koo xam dafay yor bible am wala kaamilam ñëw di xool sa benn aaya donc moom bala muy jéem a auditer loo SODAV nañ ko auditer moom 73 millions yooyu en tant que président mu ñëw naan ki ma délégué woon man xaw ma ko nu mu demee dugg na fi génn affaire yooyu daañ jël 73 millions muy xaalisu sénégalais yi ñu jox ko li nga xam mooy ONG boobu wala mouvement xaw ma nan la Omar boobu président bi mën na bañ a xam xaalis bi fan la dugg ak nan la duggee. gis nga ñetti vidéo yu ma leen ci defal ay leer yu bari ñu même Thione Seck xam na ne ñii mu jël di leen invité waxuñu fi dëgg teguñu fi dëgg ndax lépp luñ fa wax SODAV yabal na nit boo xam ne ñëw na mu toog mu démentir ko tegal leen lan mooy vérité ya te vérité yooyu def naa doy na Thione Seck mi leen invité woon foofu boo leen gisee ma tàngoon boo xamee dëgg bi gis ay nit toog di fen il faut nga ñëw nga wax lan mooy right ba voilà
xëy na waxin ba léeg-léeg man sama àll xam ngeen ko day dëgër di ci jéggulu fan si coon yëpp fan si Idrissa yëpp mais nag ëllëg bala ñuy jël ku mel ne Mamadou Abdoulaye Guissé bi di ko may bës boo xam ne si moom ma nga ak lu ko doy sëkk añ ak reer ci ay visa ci ay 73 millions yi ak ay listam boobu mu ñëw fa di rëy lam yi ndax bañ bu mu bañ Youssou Ndour kooku duñ ko nangu voilà kooku waroon na leer aussi donc li ma rafetlu Wally gis ngeen ko ci tour avec Bouba Ndour donc Bouba di ko remercier moom tamit parce que def na xam naa liggéey bu am solo parce que lu ci bari ci suuf lañ koy def waxtaan ak nit ki xamal ko boppam xamal ko lan mooy intérêt te bañ a déglu réseaux sociaux yi di suivre ñi nga xam ñoom ñooy xool ay vues ak ay followers xamuñu lan mooy réalité ñu lay jaxase ak koo xam mën na la amal njariñ Youssou Ndour bàyyi Wally Seck la waaw Pape Diouf ma lay wax Pape yar ak teggin won na ko Youssou def naa ne Youssou won na leen won àdduna nan la mën a assister nit ki noonu nga ko war a mën a amee pas toog di déglu ku mel ne Abdoulaye Guissé il est temps jël lenge yi joxe moom mooy distribuer ay lenge quoi voilà musique du ay lenge musique du âge citeel nañ leen ay musiciens yu dul jeex ci àdduna yoo xam ne romb nañ 80 ans te buñ sañoon ba 90 ans ñu mën a am faculté de wax mën ñooñu duñu woon bàyyi musique xëy na yàlla moo leen jël mais fekk nit ñi ngi lay soxla loo gën a màgg sa xam-xam di gën a yaatu nga mën di ko joxe waaw Youssou Ndour wan na leen ne looy mën a am bis wax naa ak moom ni ma gis la même live yi ñuy def wala émission yu bare thème buñ mën a affronter boo xoolee ci biir way ya danga ca gis Youssou Ndour way na ko donc buñ demee tey ba xale yi ñëw buñ xoolee na ngeen déglu danaa leen ko tegal son bi bu Wally bi ak bu Sidi Diop bi ngeen dégg ko te am na Pape Diouf yu bare moom tamit wayaat nañ ko mais ngeen xool musique bi ni arrangement yi ak yooyu yëpp nga xool dinaa leen tegal aussi li nga xam ne si mooy Jimmy Mbaye muy icône boo xam ne si ci instrument benn la ci Sénégal lan la Youssou doon wax ci doomam ji nga xam ne si mooy Wally bi nga xamee ne Jimmy Mbaye mi bàyyi woon na Super Étoile mook Habib yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu dem ci Wally passage boobu gis nga yàlla lu muy def du hasard am na lu bare lu ñu jàngal Wally je crois que tour avec boobu Wally def ak Bouba Ndour am na lu mu ko ci jàngal am na lu mu ko xamal na bañ a topp ñee na xool li ko arrangé bu muy déglu yenn yi parce que lii mooy ngënal ci moom voilà te icône bu mel ne Youssou Ndour boo ñëwee taxawu ko bii taxawaay sas nga ko voilà comme ni ko Pape Diouf sase woon te gis ngeen Bercy 2018 nu mu mel man j'étais là-bas donc ku fa nekkul woon tamit gis nga image yi kooku lan la loxo waa ji dugal na ko ca lan moo may Pape loolu mooy yar ak ay teggin ak communication bi fii bañ a topp lu gars yi di wax lan la ñuy wax ci internet bi lan lañ ci waxul toutes ces choses là mu jël ko teg ko fee gis na ca njariñam donc Wally j'espère que à partir de way bii mu jël ñii naan bon dóor na même way bi Sidi Diop dóor ko am nañ ils sont en compétition mais compétition dafa baax ci xeex bu ci guerre bu nekk liggéey bu nekk compétition mais nag da nga ko war a utiliser ci sens bu baax bi mu lay jariñ man waxoon naa la sama vidéo yu yàggee waxoon naa la Youssou Ndour nekkoon na en compétition ak Thione Seck ak Baaba Maal ak Omar Pène et tout mais seen compétition bu seen la woon mooy que yow sa fans yi dégg nañ sama Youssou def na affaire bii fans yi Omar Pène coow affaire boobu mu metti leen lu tax Omar deful affaire boobu donc du ko dana pousser Omar Pène mu bind wala teg way boo xam ne dina dàq way boobu ay fansam ñëw yu Baaba Maal def la même chose Youssou yi new Youssou defoon na war na defaat beneen bu gën a graaw yi ñu dóor ko mais mosu leen gis ñu dem di sànnente ay lacrymogène wala kii dem ci concert yu kii naan da koy boycotté wala da koy saboté wala affaire yooyu compétition mel ni way naa way bi jël nañ way Youssou Ndour bi suba mën nañ jël wayu Baaba Maal wala ñu jël wayu Ismaïla Lo wala bu Omar Pène ñu wayaat ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne nga taxaw ne bu Sidi moo ma dàqal wala bu Wally moo ma dàqal loolu mooy compétition bu seen loolu ngeen war a am mais pas ay fans
dem ba yéen ñii ki leen bëgg muy yow Wally muy yow Sidi Diop muy Pape Diouf ak kum ci mën a doon sa ay fans dem noonoo ak ñee yéen da ngeen war a créer union boole. Musique day boole musique day raconter musique day protester la musique dafa war a indi paix mais musique bu demee bu bëgg a diviser kooku dootul musique te bu leen demee ba seen ay fans ngeen topp leen ci ba ñu noonoo fans si Wally noonoo ak yu Sidi Diop noonoo ak yu Pape Diouf nangam mais yéen a ngi séparé te loolu baaxul réfléchir leen ci comme ni ngeen ko defee ku ci dóor mag ñooñu bu ñu wayee way bu nice ngeen tegaat ko déglu ko parce que way bu ngeen demee ba choisir ko ça veut dire que touché na leen noonu mu leen touché nag la touché ay sensibilité yu bare donc yéen a war a éduquer ñi nga xam ñooy seen ay fans ñoom ñooy seen ay followers yéen ngeen ànd bokk ndey bokk baay rivalité bi na nekk ci connaissance ci xam-xam kii def na lii waruma toog def na album bi ren waruma fi toog 2 ans yu ma deful album donc yow tu seras obligé nga toog di bind li la wër nga di ko xool di wax loo xam ne dana jar nit yi te bàyyi leen lépp lu artiste way ñii bëgg ko jël naan diw moo ko moom ak bu yuusu ne bojo ñu ne coon lay wax ak diw lay waxal coon tamit mag la dafa war a am maturité boobu moom tamit bañ a tomb réseaux sociaux yi nga xam dañuy ba ñuy xew ñoom ba ñuy nekk yooyu amagul woon tey jii nag ñu bëgg dem ba bàyyi yooyu leen yóbbu yooyu day ñaaw day nekk lu rafet du nekk lu taaru te du lu ñuy jàngal lu baax seen doom yi union bi dafa war a nekk rivalité bi muy ci mbër yaag ci musicien yeeg lu mu ci mën a doon loo amul concurrence rek doo ci jàmbaar fi nga xamee jàmbaar nga mooy concurrence bi taxaw nga ñëw wane sa bopp mën sa bopp lenge yi nag yaay dem ba bis nga ñëw dem ba naturellement day ñëw ci yow mais nekkul amul benn artiste bu nekk Sénégal wala ci àdduna boo xam dañ ne am nga 60 ans wala am nga 50 ans léegi doy na léegi da nga koy jël nga jox ko diw pour lan mais ñeneen ñi xanaa bëgguñu dara donc compétition bi foofu la war a nekk Wally bu dee mën nga def ko ni nga ko dóoree Sidi Diop na dóor Pape Diouf de dóor sénégalais yi ak ñi ne ci àdduna bi ak nan ngeen di liggéey ak ñoom ba def ay album international soo leen demee ci àdduna bi fu ngeen di tëgg ay tubaab ñoo fay ëpp wala ay chinois ñoo fay ëpp ko noir yi foofu la ñuy xamee qualité artiste bi mais nekkul tëgg Sénégal di wangar ji ko fii war nga ak de gauche à droite sabar yu dul jeex ay morceaux yu duré 3 heures de temps kooku Sénégal la yam te kooku nag boo bëggee nañ la jox lengee Sénégal mais artiste dafa war a complet artiste dafa war a dóor fu nekk ci vidéo bi bu ci xajul dinaa leen jox yeneen naa leen jox yuusu yoo xam ne tëggul sax ak Super Étoile pour vous dire dimension artiste bi waaw américains yi ñoo ko accompagner fële wala égyptiens yi wa ila chinois ya gis ngeen ko ak Sakamoto gis ngeen ko ak Égypte orchestre bu Égypte bële gis ngeen ko ak Red Clay bi bu ñu ko dóoree ak les musiciens américains là génn ci contexte Sénégal ñëw tegu fu ñu ko teg mu taxaw fa waaw gis ngeen ko fii ci album Kingston bi reggae lay dóor kooku moom mooy artiste bu complet yooyu ngeen war di xool di ko jàng ci artiste bi bu ngeen bëggee jël lengi réellement mun ko téye fonctionner ci ni mu ci fonctionner moom kooku mooy conseil bu mu leen mën a jox leneen lu ngeen fi def nit ñi di leen jaay ci réseaux sociaux yi ay 100 000 vues ay 200 000 vues la am ak nangam loolu lan la compter ay vues YouTube wala ay vues Facebook ça n'a rien à faire avec l'art moyen la bu ngeen am en plus pour mën a amplifier seen connaissance mais utiliser leen ko ba à l'extérieur ku leen xamul woon sax mun a exploiter loolu ba bis bu leen demee fekk leen ci réew yooyu ñu mun leen a teg fi ñu teg Youssou Ndour voilà mais toog fii naan da ngeen di wut lu ko naqareek kenn ku ne jëg fee yaay roi di mbalax ak yaay roi di Saalum ak di Siin yooyu amul ci def leen loo xam ne àdduna yëpp daañ leen ci naw àdduna bi yëpp daañ leen ci topp fu ngeen dem ci àdduna bi tubaab yi dem jënd seen ay billets pas ay moodu yu fa nekk wala dem di tëgg ci ay boîte de nuit naan ay tournée internationale la defu leen ko tournée internationale mooy tëgg ci stade yi ci àdduna bi di ko feesal ok salle yi gën a ngan di ko feesal boo fa xoolee sax lépp day weex tal kooku moo lay wax ne sa message àgg na même buñ comprendre li ngay woy sax daa ñëw déglu la
mi ngi mel ne Bob Marley bu jóge woon Kingston ñëw Sénégal wala Michael Jackson bu jóge woon fay ñëw ñu déggu leen dara ci anglais mais xam ngeen kan mooy Michael Jackson kan mooy Bob Marley di nga dagg sa billet nga dem toog jàkkaarloo mu déglu ko Youssou dimension boobu la yor bu leen buggee jàng réellement bëgg a compter bu leen déglu ay Mamadou Abdoulaye Guissé c'est vaurien là ñëw toog leen ndax seen ay rancune personnelle xamuñu dara kenn xamu leen ngeen di leen déglu ba tax ngeen yàq seen relation ak rapport boo xam ne ak aide boo xam ne Youssou Ndour mën na leen fa taxaw sur tous les plans nag voilà donc yeewu leen li ngeen commencé na ngeen ko continuer ku mel nii da ngeen war di ko sargal di ko rendre hommage nañ bàyyi ba artiste bi dee nekkatu fi yàlla na fanam guddoo ba romb bu Mame Marie Sène voilà ngeen doog a ñëw fii naan moo fi defoon lee moo defoon lee dugg na fi génn def leen ko tey li ngeen def du leen xeeb geste ba wayam boobu ngeen jël ko wayat ko kenn ku ne naan bii moo dàq bee moo dàq Pape def na ko fi te pourtant mënoon nañ jël seen ay way di ko way mais jël leen yooyu ngeen jàng si ñoom di bind ay textes yoo xam ne am na njariñ pas ay wangar ñi gu fii di sabari kese waxi kese doo comprendre dara ci li ñuy wax kooku doo yàgg mën nga durer 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans mais tu es fini avant de partir di leen toog di créer di liggéey comme ni mu ko waxee liggéey musique bi ngeen def c'est du boulot moo leen di teddal moo ci ngeen di teddu di ci teral donc di leen ko jël su sérieux wan na leen ne lépp loo xam ne mën nga ko am ci lii ndaxte zéro la départ woon ba tey amul kenn ku ñuy wax kan moo Youssou Ndour ci àdduna bi donc fii laa leen tàggoo di leen jox rendez-vous ci fan yii war naa ñëw ci coronavirus bi parce que Sénégal li mu fa nekk am na ay éléments yu bees xam ngeen ne feebar bi dafa am ñetti dafa mel ne kàkkatar quoi day changer yéen a ngi dégg Sénégal doo dégg information yu bare ñu ngi la wax ne la am le brésilien am na benn forme boo xam ne non Angleterre la commencé anglais lañ koy wooye am na bu Brésil ak bu Sud Afrique fan yi dinaa ñëw expliquer leen le pourquoi ndax yooyu ñoo gën a grave contage boobu moo gën a grave moo gën a gaaw te pourtant détaillé ko Sénégal Xaadim del si na de maa ngi ñëw fan yi ok dama leen tegal nag vidéo yi rangaleel leen ko xam nga ngeen déglu yëpp daa leen ci tegal ay quelques Youssou tegal leen yu yi nga xam ne moo boy yi def nañ ko muy geste bu nice tu vois te j'espère que ñu kon ci loolu te di leen encourager waaw di remercier Bouba Ndour ci dox boobu nga xam ne dox na ko ku gis rek waal yi mu doxalee xam ne waxtaan na ak baayam teg na ko ci raay teg na ko ci yoon donc honneur à toi Bouba Ndour ok donc yeneen artistes yi aussi nañ jël chemin boobu te xam ne Youssou du seen morom seen baay la da ngeen war a dem di tibb ci moom di jariñoo voilà bis bu leen koy def rek doo leen ci rëccu waaye ku ci jëm ne na nga ko diir mbagg àdduna dina la wor ci kanamum nga koy gis ñëpp di ko gis donc yeewu leen bu leen déglu yenn mag yi ok peace and love ñu xool fii après mu ñëw rapidement tàggu leen vidéo yi laa leen tegal déglu leen ko bu te nag am na lu mu lay wax jàngal ci loolu peace. bi may retourné waat sama kër Super Étoile. Youssou waxtaan nañ waxtaan benn waxtaan boo xam ne bëgg naa ñu ñëw ci loolu. ndax loolu c'est important. Youssou waxtaan nañ benn waxtaan boo xam ne. xam nga lu mu wax. dafa ni ma tout le temps bi nga toog JO ak ñun. tu as fait une chose boo xam ni elle est positive et je l'apprécie beaucoup moi je me pose la question ki lan la war a wax man ma le fait que nga dem jàppale sa doom Wally Seck j'ai beaucoup apprécié parce que am na lu mu fa indi. Youssou Ndour moo wax loolu. waaw am na lu mu fa indi parce que Wally xale la woon il a la fougue de la jeunesse day tëñës tëñëx yi dem rek quoi am na yu bëri yoo xam daaw ci xool harmonie way yee petit pata mélodie yi mais bi nga demee indi nga fa loolu te gis naa ko ça donné beaucoup plus envie à ce que ñu déglu Wally qu'avant. mu ne ma Wally ñun ñëpp ñoo ko war a jàppale. ndeysaan. oh. wallaahi. ndeysaan. et ça c'est des choses yoo xam ni. donc loolu mooy wane ni sénégalais yi ñoom ñoo desee comprendre waaye artistes yi ñoom ku ci nekk rek xam nga sa morom kenn ku ci nekk xam nga li nekk sa xol te nga yéene ko sa doom te nga yéene ko sa papa te nga yéene ko sa morom artiste. c'est que xam nga problème bi lan la. c'est que bu ku ne xamee yaay kan. xam fan nga war a yem lépp sotti. parce que
musique dafa nekk loo xam ni dafa am puissance te puissance musique yëpp musique lenn rek moo ko régir xol. Sa xol bu baaxul mënoo nekk un musicien bu nit ñuy déglu parce que booy jouer li may jouer sama guitare nii sama xol lay jóge jaar ci guitare gi war a dem ci beneen xol. mais bu fekkee bi ma koy jouer sama xol mi ngi nekk ci tëral nit rendi ko wala am ay xalaat yu ñaaw mënuma jouer lu nit dégg ban ndeysaan. sañal ko moytul ko dundal ko ni jabar ni bégal ko dafa mel ni jigéen di géej juru gaal du ca daw te li nit ki di def na ko def te bu fekkee ni mën na ko def mu def dem nga dem ba mu yàgg nga fàttali war xamatoo mën a toog mandul yóbbu ko ba mu wéet yóbbu ko technicien yóbbu ko ba mu wéet yóbbu ko technicien dem nga dem ba mu yàgg ngay bëgg a soo non dem nga dem ba mu yàgg ngay bëgg a soppi il jàppal nga su li la war sa waree li la war mooy nga def guddi jaawat leen diggante boo gis jàpp na teg di ba leen fii ndax du yàgg guddi jaawale li ci fit kenn tegul la ko du dul sa bopp saa bu yeewoo du nekk lu dul ci sa soxla il faut que nga rafetewoo que su li la war sa waree li la war mooy nga def guddi jaawat leen soo defee li la war am li la war soo deful li la war danga naan muus yàttu yasal maa jigéen def nga li la war ñàkk ki ñaan ñi nga def ba réew mi di ko waxantoo xam nga ne ñàkkooloo way de way nga sa wuyu bàyyi su Bouba Ndour def nga li la war su fekkee ne sabu amee li nga bëgg rek dem bàyyi ko dem seeti leneen keneen non madame doon sa baay bu gën Maria Sin solo nga al bi tubéy ba mu jot na ko mag ña solee woon def du tey sa def du tey sañal ko dëkkal ko ma ngi tëralal ma ko mënal ma ko ma génn ñi jigéen dafa mel ni moom dafa mel ni géej te géej salaaw lu dul gaal lu jàllaw yàlla yaay soo defee li la war am li la war soo deful
Maricel ay birana Nelson Youssou Niagano suñu ndaanaan yi
avant tout d'abord Pape Diouf papa moo ma ko dénk. fii ci kër gi Bakane Seck moo ko fi indi. Bakane sama cousin la. Bakane indi ko fi ni ma ah ma daal grand dama bëggoon nga jàppale kii. nga jàppale ko parce que vraiment chanteur la te soutien de famille la mais vraiment affaire yi ça va pas ca man ko ok am problème mu Pape Diouf ñu fi ñu waxtaan mais leen am problème naa jàppale naa ci jëm loo mën ñu toogaat ñu ñëwaat aussi ñu waxtaanaat après ñu demaat la troisième fois Pape Diouf est venu avec son père papa ji wax ma wax ju diis wax joo xam ni dafa garaaw wax joo xam ni bu la ko bàyyi waxee ci doom non loo mën di nga ko def parce que dafa ni ma kii sama doom la te xam naa ni bëgg na maa dimbali ndax ñàkk jom mais mënumaa dimbali parce que amul moyen yu ma dimbali mais moom nee na gëm na ni boo ko jàppalee dina am moyen yu ma jàppalee ah papa loolu nga ko garaaw na de loolu nga ko yaa ngi may dugal de après papa ni ma déedéet ci barke sëñ Saliou daal gëm naa ni boo ko jàppalee dina baax man ko alhamdulilah waaw kon nag léegi kon yow toogal kër ga rek léegi bu fi ñëwati bul déranger di ñëw waaye saa yoo toogee ci der bi rek yoro sa ko di ñaanal naa jëm loo mën yàlla nag mooy mottali yàlla na yàlla barkeel day ñaanal ci laa defee moom son premier album Jógal Daagu d'ailleurs c'est l'album là qu'il a révélé au monde ñi ci sant yàlla bu baax xëy na li paa bi waxoon ak ñaan gi ñu ci doon ñaan moo tax waaw parce que liggéey nañ dans des conditions très difficiles où j'ai tout produit man personnellement financièrement et tout mais regretté wu ma ko parce que ça a fait des résultats quand même affaire bi def na ay résultats donc ba nga xam ni def na ay résultats yoo xam ni on voit Pape Diouf maintenant waaw loolu moom sawar nañ fàttaliku. alors sa intégration bi nga duggoon biir génération consciente yaa ko dem fekk ji wala fekk na boobu ñoom ñu la doon woo. non en fait Pape Diouf dafa doon def benn anniversaire am au Grand Théâtre alors dafa am benn morceau bu mu bëggoon def boo fekk na Youssou était ministre il avait arrêté de jouer boo fekk na mu bëgg a def benn hommage à Youssou. mais bëggoon na ko jouer ci morceau ma xool. c'était pas Salañ Salañ non. non Mbar Géej je crois. Mbar Géej ok Mbar Géej je sais pas benn morceau comme ça. alors mu toog ba 2 jours avant le concert moo ma ni ma grand man daal dama bëgg a jouer dama bëgg a def kii Mbar Géej. mais je ne sais pas. moo sañoon daal nga ñëw yow nga joué ma ko ma ne ko papa am benn problème après ma ñëw Grand Théâtre ñu joué ko ça a cartonné vraiment affaire bi nekk affaire bu garaaw affaire bi presque ça a été le chef-d'œuvre du concert. alors léegi gars yi di ko laajte nag fu mu dem gars yi laaj ko léegi fu mu dem gars yi laaj ko léegi mun ma grand nag ah il faut ngay ñëw parce que gars yi dañ koy laajte parce que chaque soirée bu ma joué dañ ma koy laaj. léegi nag il faut ngay ñëw léeg-léeg dama daan toog sama kër ba 3h ma taal sama oto dem fekk juste moment boobu gars yi peut-être soirée bi xam na guddi gars yi heure boobu la gars yi laaj marché ma yëg joué ko pare génn ñibbi. ok bon et dem nañ ci ay Gambie on a fait des choses on s'est amusé daal. waaye loxo yi waaye Tukulóor yi loxo yi det Tukulóor yi loxo yi yéen a ko tey waaye Siré yaa ko tey waaye gis nga ni ma la bëggee dégguma dara yaa ko tey waaye gis nga ni ma la bëggee Gis nga
yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee yaa ko tey waay yaa ko tey waay Pape gis nga ni ma la fonkee bu la kenn misère bu la kenn xalaat loo wax naa la gëmal sa bopp lii mooy di wóor keneen mënu ko boo tëddee nee la woon sa gannaaw ba nga déglu ma message yaa ko tey waay yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee ne yow mi léegi si du la gis la sa bokkaat yéen bu la kenn misère loo bu la kenn xalaat loo nii ba def moo li gën nii rek naa keneen dënu ko boo tëddee nee na woon sa gannaaw ban ko déglu ma message bi yaa ko tey waay yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee yaa ko tey waay yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee bravo say sama mag yi soy de tout le ennemi loo mën naa la bëgg naa la garanti naa ko take care of you bu la kenn wax loo góoru ay dë neexulee ma yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee bu la kenn xalaat loo bu la kenn misère loo jox naa la ko Youssou yeneen xaju ci bu tëddee nelawal sa gannaaw ban déglu na message bi yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee yow bii de c'est doon naa yow lu bare te ñu ngi dégg nag ba fokk si ku mbalaw bekk sama mag gi sa gal ma xoolal nii rek laa ko ngeen def ça va bien merci Tac tac. Yes. Hey. 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 That's all I need. That's all I need. That's all I need. Youssou Nidi. Papa Diouf ngi. Ay maga grak. Ay maga grak. Ay maga grak. Youssou Ndour Hamilton nu woo Papa Diouf la nu woo woo ngeen gor woo jàmbar woo bete bete yes Youssou je prends soin de moi kenn du ma wax loo bëgg naa la garanti naa ko yes take care of you kenn du ma wax loo non naa la bëgg naa la garanti naa ko loro baray lu ne du day tige maa ngi lay sagal maa ngi lay wayal lii daal mooy seen daal ne yow mii leen Babacar Mbaye Youssou Ndour Babacar Papa Diouf Mbaye ku bëgg Serigne Babacar ñu xul ci kaw yaa ko tey waay yaa ko tey waay ne gis nga ni ma la bëggee je suis très content d'être là ce soir avec notre jeune frère Pape Diouf
ba mën a jooy sa bopp yi guuñu chéri bi nu maas ummi jaay ngi fi asuma yi ngi fi chéri gone malo be samb bëgg soo dëggu so kon koy astul mbay waaye ummi Badara Njaay hey tàccu leen lii Badara Njaay tàccu leen lii Badara Njaay bëgg Papa Diouf Badara Njaay yow yow xool ca kaw lu ko la ñëw ma ñëw a ñëw hey yaa ko def da koy wax ku fi def lu baax ñu waxal la ko Papa Diouf Papa Diouf neexu leen Papa Diouf neexu leen ci kenn bañe ko eh ani Sonico yi où sont les Sonico où sont les Sonico où sont les Halpulaar yaa ko tey waay lan yaa ko tey waay gis nga ni ma la bëggee mbay yaa ko tey waay lan yaa ko tey waay gis nga ni ma looloo ma raw prends soin de toi lan bu la kenn wax loo man naa la bëgg naa la te garanti naa ko mbay tegee refus bu la kenn wax loo man naa la bëgg naa la garanti naa la va jërëjëf ni ku yaru moo la gën a muus dëgg la ku muus dëgg day yaru xam nga yaru ci muus la bokk dëgg la tey ci muus la bokk aussi am yar ci la bokk ay xam nga ñun Sénégal suñ force mooy yar ak teggin dëgg la dañ ko fonk yar ak teggin dañ ko fonk c'est important mooy suñu base donc boo amee yar ak teggin foo dem am fa mbokk foo dem am fa papa am fa yaay am fa rak am fa lépp aussi yar ak teggin nag moo la ko may ma la koy may voilà sama gars yi pour tàggu leen nu ma leen ko waxee woon gis ngeen vidéo yi yooyu yëpp bu ngeen gisee ma tegal leen ko c'est pour wax leen dimension artiste bi nga xam ne pour que artiste bi complet comme ni ma leen ko waxee woon sànq il faut que foo ko teg rek mu dem voilà gis ngeen ko ci plateau yoo xam ne si gis nga dafa weex tàll waaw loolu lépp Youssou Ndour la ngeen gis ko ci contexte boo xam ne ca Gorée la ko defoon gis nga ko toog ak orchestre boo xam ne si ay des musiciens jazz la ñuy tëgg mooy mu jël wayam yi di ko adopté fu nekk donc loolu tamit lu artistes yi nekk Sénégal war a jàng ci la bokk que boo bëggee nekk artiste international bëgg nekk icône comme Youssou Ndour da nga war a mën a am capacité boobu voilà mais c'est pas toog Sénégal tëgg ay mbalax yu dul jeex mbalax tey buñ ko xamee ci àdduna bi bu njëkk ku doon tëgg mbalax dañ lay reetaan mais Youssou moo dem ba mbalax ay tubaab dañuy nekk di ko pàkkar ñi comme niñ koy defee Sénégal kooku c'est grâce à lui donc comme noonu ko Wally woyee xam nga ci way bi Wally ni nga ko daaneele da nga ne boo defee li la war di nga am li la war donc Bouba Ndour yóbbu na la ba nga def li la war yow lii moo la war lii moo war Pape Diouf lii moo war Sidi Diop lii moo war artistes yépp yoo xam ne si ci jeunesse bi la ñu nekk Sénégal dañ ko war a def ci Youssou Ndour di ko def ci Baba Maal di ko def ci Coumba Gawlo Seck di ko def ci Ismaïla Lo di ko def ci Ouza di ko def ci artistes yooyu yépp nga xam ne si ay icône lañ yoo xam buñ demee ci àdduna bi festival yi gën a ngand ñoom ko fay gis tëgguñu ci ay boîte de nuit bu ngeen bëggee nag ñëw Europe di tëgg ci ay boîte de nuit daf leen doon ngeen defa seen mbalax yoo xam sénégalais rek ñoom ñoo fay daje ngeen feccal leen wangar ci ko nu leen neexee wala da ngeen bëgg a transmettre li nga xam mooy message bi li nga xam mooy Afrique gis ngeen Youssou nu mu koy tëjee Africa United ngeen jël message bu di ko jàllale fépp fu leen dem ci àdduna parce que yéen ay bandière ngeen war a nekk ay drapeau comme ni mu ko nekkee comme artistes yi ma leen wax nañ ko nekkee lii nag moom mooy def li la war moo la mën a may loolu boo ko deful xam nga la cay fekk nañ bàyyi ñu leen di jay yéena moom léeg ndax tàccu nañ la Sénégal feesal nga fii feesal nga fee kii bu ko neexee day feesal fu nekk saa su nekk donc bu dee artiste nga bëgg a xaar ay lenge yoo xam day ñëw ne la am kooku yaa koy liggéey yaa koy ñaq liggéey boobu mu wax gëm ko liggéey leen noonu da ngeen xëy am ko bu leen yàlla dimbalee te loxoom beekat bu ca dëggee def naan mën leen jàppale kon nag def leen li leen war mooy lii
kon nag fii laa yem ak yéen Khadim Gueye TV la tudd di la wax boo ci bindu woon nga def ko boole ci yar ak ay teggin nag parce que chaîne bi moom dama fi mayul kenn mu ñëw di saagaat di wax lu ko neex ak lu ko naqari ci di ko waxe benn wax bi mën nañ la may nga critiquer mais teg ko ci yar ak ay teggin waaye lii wax nga ko neexuma damay ne di saaga wala damay saaga kee det dama ko mayul kenn fii maa ko moom lu leer laa lay wax yow may xool laay wax nga xam sa intention mooy xeex bu ngay xeex daal ñun duñu ay activistes musiciens yi duñu ay activistes ay message lañ c'est des messagers yoo xam dañuy ñëw di véhiculer di doxal voilà di leen waxal te ñii seen kàllaama moo ëpp doole golo yi na ci réseaux sociaux ay activistes lañ doo leen dara duñ tus ay soopmaan lañ yoo xam ne saaga ndey dong lañ mën saaga baay saaga yaay te loolu gis ñu lenn lu mu faj di leen wax ci seen musique bi ngeen koy teg ci yoon gis nga Wally bu leen ko dégloo ci morceau bi Wally Seck na nga déglu morceau bi ni nga ko arrangé rek ak Wally bi ñu doon dégg ci yenn contexte yi xam naa show bu nekk Sénégal ok mais boo bugg a dem ci au niveau international ñu lay déglu di nga ko defee comme noonu nga ko woyee boo leen ko dégloo sax déglu leen Wally nu muy woyee foofu nga xam ne uute na donc il a déjà appris quelque chose loolu Wally nañ ci continuer boo bëggee sa baay bi jàppale la tamit yóbbu la fu sore na nga dox ci loolu waaw ni ko Pape di defee j'espère que Sidi Diop aussi teg ci yoon boobu ngeen bañ ko teg rek ci xeex seen biir loolu amul benn njariñ amul leen ko amalu ko Sénégalais yi peace and love guys Khadim Gueye TV la tudd bësal bouton bi activer cloche bi vidéo bu ma def nga déglu ko bu la neexee nga consommer bu la naqaree nga avancé comme ni ko Youssou waxee Viviane ko way bu la neexul nga topp fële yaa xam géré wu ma la man nit ñi yaru mbëgg dëgg nangu dëgg ñoom laay waxal man sax damay juum Youssou day juum ku ne da ngay juum woy na ko de te nee la lépp lu ngeen di def rek boo demee ci woy mi da nga ko fekk nañuy nangu dëgg bi waaye lii neexuma damay saaga ndey booy saaga na nga ko saaga ca àll ba fii boo fi saaga bloqué sa maam laay def signalé sa maam doo fi siiw te kenn du la gis pàcc I just did it.